ndax sexologue la. waaw. ah sama ay maam day bi ma nekkee ñoom daan nañu faj daan joxe ay garab. daan joxe ay nàndal ci góor yoo xam ne. ci góor yoo xam ne. ak feebar yi. allo. waaw sëñ bi noo def. waaw Père. Fall mooy Mondone. Fall. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. bu baax a baax waaw maa ngi wootee Canada. Forum Canada. waaw tur bi Cheikh Diaw la sama soxna. Ndeye Sall. waaw la bëgg mu di ma Père. waaw mu ko bëgg a invité Canada. kii ñu bari ngir may woo nee na mën naa ñëw mais gis-gis moo ma jaaxal fi mu ne. mais Père il faut que ñu dalal la fii. nga dem la bu baax a baax a baax. mais am na sama doom joo xam. papa waxal ci biir rek bi mu lay wax. waaw nii gën nga wax beneen. ndax ñun. waaw quand même ñun ci lañ jàngee ci lañu liggéey ñun ñëpp. nekk ay sénégalais. waaw mais li ñu am diplôme dañ lay déglu. waaw dañ lay safoo. waaw di la déggee bu baax a baax. ndeysaan. donc vraiment. waaw di kontaan ci mais dama bëggoon a participer nag. waaw dugal. voilà dama bëgg jigéen ñi nekk ci plateau bi nuyu naa ñëpp Sophia ñëpp laa nuyu. waaw Sophie Gueye lii lay fay bu baax a baax. waaw il faut ngeen dëggal li may wax. waaw. Sénégalais dañoo war a xam ni. waaw ñetti yëf yi dañoo foog dañoo am te bokkuñu. waaw. muy maanaam ngeen baal ma ci wax bi. bu dee waaw. lu rëy loolu laa ko mën a imager. waaw ak durée rapport sexuel. waaw ak nu mu tuddati ak plaisir ñett yooyu ànduñu baat mi rek ñu bëri dañoo yaakaar ñett yooyu dañoo ànd ba ànduñu te ñu ciy juum da ngay dégg kenn xaw naa koo rey def naa lii mais koo xaw a rey ça veut dire que amul plaisir kooku. donc il faut que jigéen ñi dëggal loolu. pour nit ñi xam ni. waaw ñett yooyu ci suñu imagination la nekk. dëgg la mais du ñett yoo xam ni. forcément moom plaisir ñoo ànd. dara mën na bañ a yàgg te neex. dara ñi ñuy envoyé message di participer ñëpp yi ñu koy jot malheureusement on peut pas tout lire mais ñu ngi leen di bàyyi ak numéro de téléphone yi mi ngi noonu au bas de l'écran ku ci woote rek incha allah daan la jël nga wax sa xalaat ci thème bi parce que apparemment soxal na Sénégalais yi bu baax a baax. salaamaaleykum. bisimilah salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi. man sama kii moo mujj ndagg léegi. d'accord waaw moo doon laaj ndax sexologue la. yaa doon woote Ndofane d'accord. waaw damay profité ci deuxième phase bi rek. waaw. mooy si Prospère waxee. mooy ci côté astuce yi. da ngeen sa présenté trop si côté sexe bi. alors que leneen luy téye góor mooy déggal maanaam nga déggal sa jëkkër. su la waxee bàyyi nga bàyyi su la waxee toogal nga su la waxee demal nga dem lum la tere woon dootoo ko defaat. su ko defee sa góor même su wéetee da lay rus ci jëf leneen même su buggee dem xooli beneen jigéen dafay xalaat yow noo ko jàppee moom ci boppam ba dana rus sax def dégg ko wala nit ñi gis ko c'est parce que astuce yi nga am mooy que moom saa yu nekkee ci problème yow yaa koy dimbale. donc ma jël exemple mooy que sa borom kër dem na jënd ceeb indi saako bi taaj nga xaar bu saako bi jeex tap nga indi xott saako bi ci kanam ne ko ceeb ba jeex na. donc kooku du ci kontaan mënu ci kontaan. day dagg xol de ay gaz bi jeex. voilà mais su fekkee nag ceeb bi des na ay 2 yoo xam ne moom ngeen war a togg. wallaay ndeysaan. nga ñëw ba ci moom ne ko nijaay kat ceeb ja kat wàññee ko ne ca ba mu añee ba pare wala ca ba mu reeree ba pare wala ca ba mu ndékkee ba pare. dëgg la de. moom mun ko préparer psychologiquement loolu ndimbal lu borom kër la. dëgg la. mu mun ko faggandikuwaale préparé wu xam ne kat ajuma ji ñëw ci manqué na ci kër gi donc su ko defee dafay am astuce la pour ku jigéen ki dem ci ko góor gi su ko defee da ngay mooy sa jëkkër moom ko ba nit ñi foog ne sax da nga ko yóbbu ci sëriñ fekk du loolu fekk déggal ba moo tax. dëgg la. su ko defee nag dafay feeñ ci biir këru wujjee jigéen bi waa ji am na ñetti jabar am koo xam ne turu astuce am du jënd affaire artificielle yi jëfandikoo ko ci sexam mais déggal bi nga ko déggal la déggal boobu mooy feemu soxna si
ba tax na jëkkër ji fu mu nekk ci problème bu mu mën a am muy lu mu mën a nekk rek. day tourné wu ci ndaw soosu lay buddi xalaat. dëgg la. bu ko defee nag astuce yooyu actuellement ñoom ak jigéen ñu bëri dañu ko manqué la. dëgg la te émission bi dafay tax nit ñi dellu ci. d'accord kontaan nañu bu baax ci intervention moom itamit dafay rejoindre Prospère di wax juste que astuce yi ñuy def ci néeg yi du loolu moo gën a am importance y a d'autres que yu ñuy omettre y a d'autres yu ñuy omettre yoo xam ne moom moo leen gën a soxal mais amaana ñoom ak communication bi nga xam ne day sooxee bu baax ci couple yi duñ ko xam léegi papa xam naa dañuy dem pub daal di ñëwaat nan dem pub mais nag waaw baa ñu dem pub rek suñ ñëwee nga soog a wane say huile j'adore moom moo ñëwul woon mi ngi soog a ñëw léegi ndax fi mu nekkoon dem leen pub ba ñëw bala may tàmbali ma dugg ak yéen fii waaw ci Aziz Baye Alema jigéen fi ñoom maam bàyyi woon jikko yu rafet ci ñu ràññee woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon bëgg askanoo lu ñu moomu toon dëgg xam sa bopp gën ñu wax la ki nga doon sama gaaña ana sutura bi fi ñoom maam bàyyi woon jikko yu rafet ci ñu ràññee woon. Bonsoir amis téléspectateurs, ravi de vous retrouver sur Sen TV. On espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne semaine. En tout cas ñu ngi leen koy ñaanal bu baax a baax. Si vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui, on en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Tout le bonheur du monde di leen ñaanal jàmm bu baax a baax. On pense très fort comme d'habitude à tous qui sont dans les hôpitaux, à tous qui sont aussi dans les maisons de détention. ñu leen di ñaanal bu baax a baax. yàlla na yàlla def lépp ci jàmm ngeen génn dem fi nga xam ne mooy seeni kër kontaan nañ bu baax retrouver leen comme tous les mercredis dimanche sur Sen TV la chaîne leader papa nuyu nañ la ziar leen bu baax a baax j'espère que yaa ngi ci jàmm am sa micro foo ko def kon maa ngi ñëwaat ci yow so bonsoir ça va xool ma nag yow tamit waaw ay ca xool ma rek garaaw amul solo yaa ngi ci jàmm di jaale waa kër Souleymane Chaporan Diop nga xam ne il était très actif sur les réseaux sociaux nekk fi ñu ngi ñaan suñu borom xaare fa àjjana te yërëm ko jéggal ko bàkkaaram may fan ñoom xol bu te yéex yéen bonsoir à tout le monde. ayca bonsoir papa ñu nañ la. jërëjëf Sophia Diatta di la sant di nuyu ñi ci plateau bi ñëpp Fatima Kane Mama Oumou di nuyu Prosper di nuyu tamit kii sama mbokkum Touba mi waaw général ak Sophie Gueye di ko gërëm bu baax di ko sant di ko ñaanal mu gudd fan bu baax am na ay vidéo ak ay photo yu ma gis yoo xam ne ku ma ne woon loolu mi ngi ci moom duma ko gëm condition physique endurance ak résistance di patauger ci biir di jéggi di yóbbul ay nit aw dund ay gune yu ndaw di lekkandoo ak ñoom di naanandoo ak ñoom di lëngoo ak ñoom di doo dàq ñi ay gune yu tuuti ñi mu leen di fab leen leew te gune yooyu yëpp c'est des diminués et des misérables kon maa ngi ko ci ñaanal baax di ko gërëm di ko sant bu baax a baax di ñaanal nag réew mi yëpp yàlla na fi jàmm am ci barke Sëñ Tuubaa di ñaanal ki nga xam ne mooy borom kër gi Bougane Gueye Dany nga xam ne il a investi beaucoup de millions pour faire du vieux une star waaye il a beaucoup investi waaw lu nekk ñàkk na ko ci yóbbu na ma Europe génne jaay taf ci mbedd yi def lu nekk dugal ma ci taaxum kaw moo xam ne soo ñëwee bala nga ma faa fekk di nga ne ndax góor gi fii la nekk ci biir mettre ma en valeur jox ma fu nekk ba tax tey mu demee nii tey waaw nu ma mel rek ci moom la jóge nu ma mel ci moom la jóge waaw ubbil na ma moyen yëpp jox ma opportunité yëpp li ci des man la te on verra l'avenir jugera insha allahu taala di ñaanal Cheikh Mamadou Abib Mbacke ibnu Sëriñ Abdoulahi borom dër bi rakki Sëriñ Cheikh Mbacke le lion de Daaru Rahman Sëriñu Abdou Kandji bi fàttewuma kenn Daaru Rahman yëpp maa ngi leen nuyu di nuyu bu baax a baax a baax sëñ Abdou Fatah Falilou di nuyu bu baax a baax a baax Baye Karim maa ngi koy ñaanal bu baax di ñaanal soxna Mambou So Tamba bintu Cheikh Mouhamadou Fadal di nuyu nag sama sang ba Baye Bayar ma ne Kodou Ngoy le trésorier de l'État Mame Ablaye Fall maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu Fatou Sey madame Diallo fàttewuma kenn di nuyu ñoom Bouba Bodian depuis
Ziguinchor fàttewuma kenn Mama Bonheur madame Ndour waa Trésor yooyu yëpp maa ngi leen nuyu bu baax leen gërëm leen sant di leen ñaanal fàttewuma kenn Fafa maa ngi leen nuyu madame Fall di nuyu Mame Doumbé chéri Mbaye Ngone Fall Khady Fall maa ngi koy nuyu fàttewuma kenn ak tonton Serigne di leen nuyu di nuyu nag Bibo waaw Bibo kii mi ngi lay nuyu Mbaye Sène l'international mais Bibo xaritam di nuyu yaay jee damaa nuyu Bibo am ay xale yu ëlbët ko taxaw ca Caaroy Géej ne ma ñun dey liggéey nañu fa ba jóge fa Bibo doon koy dégg waaye ku ñuy wax yaay jee moom nañu xam moo ñu doon liggéeyloo dina jox ay oto sunu ay oto yëpp moom nañ daan communiquer fii ba Ziguinchor bi fii ba Kolda ñun yaay jee mooy sunu patron maa ngi koy nuyu ba di nuyu Papis waaw di nuyu nag. doom yi sur internet on est à 2 minutes de direct. ñooñu ma gën a plus de ñor 500. nan la nga koy xew Karim je veux des cœurs ah. oui tu veux des cœurs. oui je veux des cœurs oui. je veux des cœurs le maximum possible de cœurs c'est ce que je veux. di nuyu ñëpp fàttewuma le gendarme Diakhaté bu Conk fàttewuma ñoom Malick Kane bu brigade gendarmerie bu Thiaroye gendarme Sall le CB le commandant de brigade Ndiaye fàttewuma kenn chef Fallou fàttewuma ko Diallo ñoom xaar yéen ñëpp. waa brigade gendarmerie Thiaroye yëpp maa ngi leen nuyu bu baax. di nuyu bu baax a baax le capitaine Dieye le capitaine gendarmerie de l'environnement moom tamit. mu ngi ci géej gi terre air mer fépp lay def fu nekk foo tur nekk di nga gis le capitaine Dieye ci environnement bi di ko gërëm di ko nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm di ñaanal waa kër ga waa Potou ñoom ñëpp fàttewuma kenn ñoom jaara bu chef Diakhaté. d'accord fàttewuma ko. moom tamit bu baax a baax waaw non ma teg ko fan waaw fu ma toll de xam nga man damay papa ci non kon ñeneen ñi nañ xaar non déedéet kii moom kenn du ko fàtte kii moom garde présidentiel la c'est que nuyoo bu yàgg ñu koy wax spectateurs yi dañ koy bëgg jooy de non kii mais Gallo Sankhare moom il faut dama koy fàttaliku ndax kooku c'est un garde présidentiel boo xam ne il n'est pas déraciné ba léegi dafa nangu ne mi ngi dëkk ci biir xolu Saalum ci wetu Tafsir Maba Jaxu Ba mu ngi dëkk ca Ndaraame Escale digganteem ak Wàkku Nguna ak kër Maba Awa foofu la dëkkee maa ngi koy gërëm baax di ko nuyu di ko sant bu baax a baax ñoom Mama Piro Fall fàttewuma Piro Fall fàttewuma Ndey Awa way Ndey Awa na nga koy wooye Awa Samb Ndey Awa ñoom njéeme fàttewuma kenn ca kër ga di nuyu bu baax Bamba ca la maire sama kenn maa ngi leen ñaanal bu baax a baax réew mi yëpp jàmm internet yëpp jàmm man nag su ma sañoon ñooñu di clash man suñu duggee foofu lay gën a mën a tourner mais ñaari fan yëpp ba clash nu defuñu dara waaw su ko defee non mais mënoo cee dëkk nuyu nañ la ziar la bu baax a baax Père Mbaye Ngone Fall bonsoir Prosper Dieye vous allez bien bonsoir madame Diallo ça va alhamdulillah super alhamdulilah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam santaat yàlla ñu nuyuwaat ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nuyu ñi ma bokkal plateau bi ñu wax ne c'est un plaisir pour bokk ak ñoom ñu téléspectateur u Sen TV yi c'est plus particulièrement ñi seetaan gis-gis fii ci Sénégal ak à l'étranger di rafetlu seen ay taxawaay di rafetlu seen ay conseils di rafetlu effectivement seen ay rectificatif di profité nag effectivement di souhaiter sama doom Abdoulaye Dieye n'est-ce pas qui fête son anniversaire aujourd'hui danga di ñaan yàlla mu gudd fan bu ànd ak wér nekk comme ni ñu koy waxee mag mu am ñam am l'islam moom ak ay frère am ak rakkam yëpp yàlla defal leen jàmm ci barke Mouhamed alayhi salaatu wa salaam. kontaan nañ merci beaucoup maman Oumou bonsoir. bonsoir Safia. ça va. ça va alhamdulilah. super. maa ngi profité si occasion bi di nuyu képp ku fi toog général Père Mbaye Ngone Pros Sophie Gueye di nuyu téléspectatrices yu Sen TV yëpp tey nag sama nuyoo dama koy jox sama genn wàll muy Adama Cimbo nekk depuis Rouen. Adama ça fait plus de 40 ans ñi ngi ànd tabaxkalla macha allah kenn mësuñu àtte. toujours nag dafay kaas ne du ma ko nuyu j'en profite pour nuyu la Seydi Cimbo nuyu naa la ziar la di la wax ni tey daal yaa moom gis-gis bi di kontaan si plateau bi. merci ayca kontaan nañ merci yaa booy général noo def. sant yàlla bu yaa ngi baax ci jàmm maa ngi si jàmm alhamdulilah. ñu ngi def maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam
di nuyu mbokk yi ma bokkal plateau bi di nuyu Serigne Mountakha Bachir di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér ak xalif généraux yi nekk ci réew mi yëpp mais également di nuyu waa Touba gi ma jóge yëpp di nuyu suma xarit Moussa Thioune di nuyu soxna Maam Say Mbacké doomu sëñ Cheikh Say mu nekk jàmbaar di suma xarit maa ngi leen di sant di leen gërëm merci beaucoup jërëjëf. ayca merci général Pape ñu delloo la kàddu gi mais laata loolu dañuy nuyu ñi nga xam ne ñooy suñu ay sponsors officiels merci beaucoup Uniparco merci de soutenir gis-gis ñoom ay produits cosmétiques la ñuy jaay ay diw ay parfum ay gel hydroalcoolique yoo xam ne mën ngeen ko utiliser ci période de pandémie bi ñu nekk. di leen remercier bu baax a baax merci beaucoup à aussi ñi nga xam ne ñooy waa EDK Jolof Chicken lañ ñu andil ay ginaar yu saf sàpp yoo xam ne mën ngeen ko njogonaloo mën ngeen ko reere bu leen di neex rek ngeen dem jëndi ko ci EDK yi nga xam ne am na seeni wetu kër defe naa am na bu si Kaap Mbaaw Papa am na ci bi nga xam ne mooy Masalikul Jinaan am na bi nga xam ne moo nekk Technopole ñu ngi waajal Almadi ñu ngi waajal Thiès donc ku ci bëgg rek incha allah voilà ku ci bëgg rek incha allah bu demee foofu dina ci am j'adore aussi sponsor la ci émission bi di gis-gis merci beaucoup d'avoir choisi cette émission ay ci Papa ñu bàyyi la nga wax ñu tey fan la ñuy dugg. waaw tey fi ñu dugg soriwul ndaxte bërëb la boo xam ne bu doy waar la di xew-xew bu am ci jamono muy Axis des femmes Axis mooy feem akub jonge ci jigéen ay feem akub jonge ci jigéen moom nañu wax Axis ne Axis des femmes. Est-ce qu'une arme pour retenir son homme nee na ndax lu wér la nga naay lu dëgër la loo xam ne maanaam pour téye sa nit téye sa góor wala boog source de problème wala maanaam aw ay rek akub coono rek moom la lay indil wala daal mën naa jur ab safaan muy source de problème ñu ne lan la ci ndax aw wor la wala manin la pour téye sa góor ci kër gi dootu ko mooy feem yooyu ñuy wax ak jonge googu ñuy wax wala boog mën naa doon saafara su jur jàngoro source de problème yaa nga doon saafara bëgg ku la bëgg dema dem ba ci biir mu mujj laa jural ab safaan ci naka suñ demee ba ci biir dinañ xam ci naka man nag li ma leen waxoon rek démb ak bërki démb maa ngi moom lay jaay démb ak bërki démb nit daana dee akub xiif nit di sonn akub xiif dem nañu ba gis nga jolof yi ñëw dëkk diggante sagata ak weelu mbel mi ngi ni mooy waa EDK yi ba nu génnee ci huile bi ndax kooku moyen de communication la moom mooy carburant bi mën fay jóge léegi dem Touba wala Jolof wala fu mu mën a doon su la sololul essence doo fa mën a dem kon moyen de communication bi moom mi ngi koy facilité mu jóge fa daat ne lekk gi nit war a tuta xiif ci ay pexem la ne mi ngi nii Jolof Chicken mi ngi nii saa yu ni ñëw reer nañ may indil gis nga ginaar yi nii saa yu ni ñëw laaf yaa ngi ci pooj yaa ngi ci dënn yaa ngi ci ndumturuku yaa ngi ci lu nekk mi ngi ci façon bu nekk la koy def man mosuma gis li ngay gis ci kaw lépp daa mel ni mburu muñ ci def mais suux yaa ngi ci biir te day ñor xomm doo matt mu génnee deret am na ñoo xam ne nee nanu daan am na ñooñ di nga matt muy génnee deret di tooy mais kii danga koy saaf ba mu sekk ngay matt muy xëyum jarul mburu jarul dara jaru ko waaw mi ngi nii noos nag waaw ak Jolof Chicken bu baax ak xoolal mi ngi nii daf fees del te ba am na doon la ci booleel pomme de terre mi ngi nii li ngeen ci xam nag mooy bii danga koo def nii xorom ko xaw ma nu mu ko defee mais am na ci bopp dafa saf kaani danga koy bërëng ci kaani gi bërëng ko ci waaw danga koy bërëng ci kaani gi boobu tudd nan c'est épicé c'est ça bàyyi papa neex na waaye lii lii tamit neex na bu la kenn jaxase waaw lii du forox non dama koy laaj rek dama koy laaj li ab chauffeur mën na ko jënd jëm Tambacounda wala mu jëm dëkk bu mu mën a doon mën a fanaan àll bis bu ne mi ngi ci wetam saa yu demee ba santi ko rek day daj rek daan ne Jolof Chicken di matt ba su ba keroog muy yegg waaw ba keroog muy egg mi ngi d'accord kontaan nañu bu baax lépp la am ba pare nag daal di am yii day am poobaram day am këccëb ci biir lu ne da koy am nii ay mbuus la yu ndaw yoo xam ne doon na ko ci boole Jolof Chicken
waaw ay mouchoir ak lépp mi ngi ci biir moom nan lay defal. ay fomp sa mi ngi say waaw. loxo. d'accord ñu rappelé que EDK Pikine am na fa Masalikul Jinaan bi am na fi waaw Sicap Mbao. waaw mais dafa am ñu def bientôt Almadies ak réclamation Thiès. envoyé ma message. ñooy waa Matam nee nañu amuñu EDK. dina fa ñëw. Matam incha allah mi ngi ñëw Koussanar mi ngi ñëw Koupentoum mi ngi ñëw Sant Malem mi ngi ñëw Malem Niani mi ngi ñëw Malem Odar day ñëw ba Kédougou dina dem ba Bindo Fello dem ba Banda Fassi dem ba Ibel dem ba Salémata foofu yëpp daf fay dem. toog leen xaar ko rek moom mi ngi ci moom kontaan nañu bu baax a baax Abou merci beaucoup merci à toute l'équipe EDK yàlla ci kën ay waay Uniparco ci kën jeex na waaw ay ci kontaan nañu merci beaucoup thème bi Papa wax na ko léegi nii donc moom la ñuy tàmbalee le temps que ñu bàyyi ko moom mu déguster li nga xam ne moom mooy jolof ci kanam xam naa ñun dañuy dugg si thème bi parce que moom lii mun xam naa mënul ànd ak introduire thème bi lii mënta ànd ah Papa wala ñu bàyyi la nga introduire ba léegi ñu dem ay ca Prosper Dieye merci beaucoup madame Diallo. juste rek pour appuyer li Père wax parce que li mu wax aussi dafa am solo. man EDK li ñuy def loolu laa gëm. man gaw ma diw dégage. gaw ma ko c' est pas commercial. c' est pas actuel. diw dégage gaw ma ko xam nga lu ma gëm. da ngay posé acte yoo xam ne diw mooy dégagel boppam. loolu laa gëm man mooy comme ñoom li ñuy def nii. tu poses des actes concrets. ñoom ñu dégagel seen bopp par une concurrence saine. d' accord d' accord voilà. on démarre ñu démarrer. voilà donc tout à fait tu as raison. donc pour wax rek toujours li sànq li Père doon wax. am na solo mooy rek li may tuddee généralement les fléaux du temps moderne. parce que astuces yooyu muy wax. ne ñu ngi koy utiliser dans le cadre effectivement ci sëy lu jéggi dayo la wala boog lu commencé jéggi dayo la li tax pour deux raisons bu njëkk bi mooy loolu musul jóge ci àdduna ba àdduna sosoo ba léegi jigéen am ay feem pour neexal sëyam musul jóge ci àdduna ah bon ah non musu fi jóge d'accord loolu moo àdduna ñoo ànd dafa fekk kay ban moo baax ak lan moo si soppeeku bu njëkk boo déggee mën a musu fi jógee parce que lépp dafa naturel oon bu njëkk ba lépp c'était naturel mooy cuuraay mooy nokkos xaw ma nu ñu koy wooyee nemmali n'est-ce pas mooy fer par exemple mooy nu mu tuddati ak yeneen i maire daan def boobu musaan nekk xale xaw ma jànq am na ñu la daan jox xaw ma goowee xaw ma am na nu ñu koy wooyee loolu maire ñoo ko xam loo xam non non même hormis ça am na yoo daan naan sax pour loo xam ne dafay baax si jigéen n'est-ce pas ci ainsi de suite yooyu yëpp ay fem la woon. waaw loolu ceeb la. exactement am na ceeb am na goowee. am na beneen xaw ma xasum dànk xaw ma je ne sais pas moi. donc loolu bon enfin ñoom père moo koy xam. ngi jaan la. voilà très bien ngi jaan mooy raxas biir. exactement dafa daal sa kanam parce que loolu dafa nekkoon naturel boo xam ne. non seulement da daan dimbale jigéen. ci biir néegu sëyam mais daf ko daan dimbale même sur le plan sanitaire. da ko daan rendre fertile. da ko daan rendre effectivement lépp loo réceptive et tout ça là. léegi nag lan mooy problème bi. problème bi mooy modernité daf ci dugg. ak industrie chimique. waaw. damay la kii dolof ci kër yi. waaw mi ngi dolof ci kër. parce que tamit mais sànq mi ngi taal tamit. ñoo ma sponsorisé mi ngi nii dolof ci kër damay de. moom tey bi tuuru na. donc ma wax ne loolu comme ni ma ko waxee sànq. musul jóge ci àdduna. parce que loolu ak àdduna ñoo ànd. li ko yàq kay mooy yu bees yi nga xam ne moo ci génn nga xam ne c'est plutôt chimique fu ne lay jóge ci àdduna fu nekk lay jóge ay produits chimiques ñëw nag maintenant li nga xam ne mooy yokk njoote gi mooy vente en ligne parce que li jigéen ñi daan utiliser daaw ak daawu jéeg wala démb ak bërki démb boog pour être beaucoup plus ancien nekkul woon ci yooyu noonu ay feem la yoo xam ne amuloon produit chimique amuloon vente en ligne amul woon comme tey ni mu amee ni nga xam ne ku nekk bëgg na ci enrichir ku nekk defar say façon ku nekk bëgg voilà très bien bëgg ko def source doorukaay jël say feem defar nangam parce que il m'est arrivé sax un jour ma dugg internet gis ñu ci woon benn soxna soo xam ne pratiquement kanamam yàqu na ndax waaw yàqu na ndax xaw ma début de cancer
xaw ma par rapport ay produits yu mu doon raxasoo xaw ma nangam lu nekk ñu dugg ci vraiment daal mu nekk loo xam ne comme ni ma koy faral di wooyee man fléau des temps modernes la c'est des choses yoo xam ne nag mënuñu ko ñàkk bañ a waxtaane parce que ci société bi la nekk di gaañ di gàllankoor di faagaagal di tax comme niñ ko waxee nekk effectivement source de problème boo xam ne nii foo ko natt rek weesu na ko donc ma commencé noonu rek en attendant ñu def le tour du table le tour de la table autant pour moi pour ne pas trop monopoliser la parole quoi. D'accord. On rappelle aussi aux téléspectateurs que mën nañu woote à tout moment au 88 628 89 90 88 628 28 28 ñi nekk extérieur aussi mën nañu woote ñoom itamit bu leen neexee 00 221 33 841 20 69 Papa ñu bàyyi la nga introduire. waaw Sophie. ba Prospère dafa génnee foo xam ne foofu laay dugg démb. ak bërki démb jigéen ju la nga def ko ci paan maanaam beñ waar nan daan wax jamono yi di ca toog loolu daan nañ ko def jigéen muy sëy ci néegub sëyam nekk ak borom këram néew doole wala borom kër ga ëpp ko doole wala wasin wu yees lii daan na am daan na ko dàmpoo kooku sax sunu dara daa baax ci jigéen lool da koy tàngal di def ay bain chaud yoo xam ne da ciy toog muy salaanu olof ak ngii jaan kooku daan nañ ko boole ak mbantamaare daan nañ ko boole bu njëkk ba daan nañ baxal am ngii jaan di ko naan muy wàccee meret wala di wàccee lépp lu taaju woon fab naq wala lépp lu taaju woon ci sa biir wala nga jekki-jekki nàndalu jigéen daan na ko def daan na tax nga teel a jàpp ëmb daan na taxit maanaam say ovule ubbeeku ba nga xam ne lu ñëw mën na koo capturer su la doom mësaa jafe tamit lool suñ la mësaa na laaxal ba pare yooyu ngay naan muy wàcc su dee dafa amoon lu taaju sam naq sa mu déjjati ko jóge fa looloo koy faj di ko wàccee bu baax a baax a baax mu doon njafaan loo xam ne doon ko daan defal jigéen xam nga loolu ma lay wax soo ko baxalee ba toog ci day rétrécir toujours ubbeeku boo mësoonu ubbeeku bu mësoon am ci yow da koy delloowaat muy yax ba ci say awra da koy delloowaat waaye léegi ñu ne am na ci ñoo xam ne bëgg waaw góor wala bañ sa waay rëcc la wala bañ sa waay dëddu la wala mu wan la ginnaaw wala nga bëgg ko wan loo xam ne ab bëtam musu see tege ci këru àdduna nga mën ko carrément noot ko moom ko bënn bakkan bi jël ak nos daal di ko ci yow foo ëmmat jëme mu topp la am na yu ñuy def yoo xam ne bokkut ak ya amoon démb dégg naa am na yoo xam ne dañ koy def ci seen kii xaw ma nan nañ koy waxeeti moom daal foofu daal laa mën a yem daal waaw ba foofu daal laa mën a yem daal yooyu nag day jur ab safaan dina dem ba jural la nga bëgg a ëmb mu tëla lool nga dem ba mujj ndax yow loo xam ne soo ko defee dootoo doon nit su dee ku góor ka su fekkente ne daan na dem kii ba egg Padois mën naa buurle ba egg ay Colobane ak biir Sandaga ak biir Dakar dem egg fa ndax sori waay ak nga xam ne lii kay du loo xam ne c'est naturel te nit dafa war a def lu naturel ci moom lu naturel même su dee diw sax nee na nu déracinement dëgg moom mooy dépigmentation moom na ni wax waaw maanaam xeesal moom la mais kii Uniparco gii mi ngi ay diw yoo xam ne pour toujours da ngay ñuulaay bu rafet a rafet man lépp loo mën a gis ci àdduna rek naturel su dee da ngaa xees na naturel su dee da ngaa ñuul na naturel su dee da ngaa pànk te jonge na naturel ci kër gi su fekkee da ngaa def noo xam ne maanaam da ngaa noot sa jëkkër du looy def du ab sëriñ du mbind du téere du ay produits yoo xam ne yaa ngi koy utiliser yoo xam ne mën naa tax nga nangu sa jëkkër ndax jant boo ko defee ba nangu sa jëkkër ngir ay produits waaw su ngeen toogee ba saagi daal di tukki ne génn dem foo xam ne yóbbaale woo produits yi wala amoo fa wala dëkk ba nga dem amu ko ndax da nga daan gànnaayu de dem nga ba mënatoo gànnaayu amatoo gànnaayu léegi nooy def
lii nga xam ne moo taxoon sa waay di nekk dem nga ba yoratoo ko amatoo ko te ànd nga ak sa waay su dee nit la nga ne ah kii am na lu mu doon def kii am na lu mu doon def dëgg la moo tax nit ki da ngaa war a naturel mu di la jural nag dem ba dootoo mën a am doom di la jural dem ba nga cancer mbaa mu jurul la nga dem ba foo toog tooy. dëgg la papa dëgg la. Aïcha dinaa ñëwaat ci yow papa damay gestu ci Sophie soo gisee thème bi ñu indiwaat ko parce que defoon nañ ko fi. dañu gis ne dafa gën a garaaw xale yi surtout. sànq avant ñu émission ñu ngi doon waxtaan ak maman Oumou c'est-à-dire lu ci nekk ak maman. mais dañuy gis ne léegi da ngay sóobu ci sëy la première des choses bu ñu lay wax mooy takkul ba dëggal c'est-à-dire préparel ñu andil la ay pañe dox daje andil la lu ne loo xam ne peut-être suñuy maam daan nañ ko def mais yeneen lañ ci daan def pas yoo xam ne dañ koy utiliser ci suñu bopp ba di nuyu suñu bopp côté santé di sëy ay 10 ans 15 ans mënuloo am doom tu trouves que normal na wala normalul mais suñu xoolee bagage yooyu bu baax a baax parce que des produits qu'on ne maîtrise pas parce que mënuñu la wax effectivement lan lañ ko defee lañ ko defaree il y a 2 ou 3 jours wala démb je sais plus maa ngi seetaan émission rendez-vous ak toute l'équipe de Momo Jana andi benn astuce muy ay feuilles menthe la yoo xam ne jigéen ñi dañ koy utiliser et tout genre elle se pose la question est-ce que xam nañu lan lañ koy defaree effectivement dañuy jënd ay produits yoo xam ne produits chimiques comme ni ko Prosper waxee ak nu mu mën ci dem duñu xam lan la te auparavant ni dañ koy jaay ci marché yi te auparavant mag yi ay reen lañ doon utiliser reen yoo xam ne c'est des produits mën nañ ne naturel ci àll bi lañ koy jëlee ñu ne ah lii de bien fait am lii ak lii la amaana am na ñu koy utiliser ba léegi mais ñu ci bëri bagage yi nga xam ne dañ koy jënd ci boutique yi la ñuy jël di ko jaay ni ñu di koy utiliser mais à quelle fin est-ce que dina andi ay problème père wax na ko pour mu mën a bañ a am doom defe naa moo gën a tuuti sax ci problème yi parce que am na ñu bëri ñoo xam ne dañu am ay problème instant bi feebar mënuñoo faju wala seen faju cher lool bu mujj gi dañ ci ñàkk seen bakkan ak ñoo xam ne fu ñu toog suñu jógee nga xam ko day tooy dëgg la loolu da koy indi Sophie c'est-à-dire man waxoon naa ko émission ay astuces yi nga xam ne ci sëy la pour man mën na neexal sëy mais du retenir doomu aadama ci biir sëy dina neexal sëy mais du retenir góor ci biir sëy dinaa expliquer wu yéen a ko wax yéen ñëpp Prosper wax na ko papa wax na ko ak yow c'est-à-dire naturel bi Macky doon utiliser bokkul tey ak li nit ñi di utiliser mais man balaa may ñëw ci astuce bi damay wax li indi excès bi parce que ñun léegi on est dans l'excès su ma leen dégloo bu baax excès bi mooy lan yaa ngi jàpp ne loo mën a jël rek utiliser ko rek pour bégal sa borom kër rek yaakaar nga ne loolu noonu baax na mais exactement mais boo xoolee pharmacie da ngay jënd sax garab pharmacie ci notice bi ñu bindal la effet indésirable yi wax la li la ciy xaar produit bu ñu lay jaay te duñ la wax effet indésirable bu yaboo nga xoolaat ko te am na ñoo xam ne dañuy capable de tout pour jaay la liñ lay jaay la ca positif rek lañ lay wax te doomu aadama sacré na sacré boo xam ne loo koy jaay lu ne wala loo koy utiliser loolu ne ko baax na de wante loolu la ñuy woowee être de très bonne foi. léegi ñu koy jaay sax dañ dul xam lan la plupart du temps wante boobu nag mooy tax la personne mën a décider ndax lii dama koy utiliser wala duma ko utiliser su ma demee plus loin ci wante bi damay taxaw ci l'influence ak les remarques dans un couple su ma ne les remarques aujourd'hui da ngay sëy ak nit démb ñoom dañ daan wax ne jigéen bu tijjeekoo rek lii ngay def ñu ne la góor bu ay cëram gàttee rek lii ngay def ma dégg émission yi passé papa di wax góor yëpp yamuñu te it jigéen yëpp yamuñu aujourd'hui ñun dañoo dem ba suñu génération da ngay gis ay doomu aadama yoo xam ne dañuy defante remarque ci biir couple da ngay sëy ak sa soxna mu accoucher yaatu ak yeneen au lieu nga xool nooy waxee moom wala nga ut mag bu la mën a expliquer yenn yi da ngay jéem a dem feneen naan man sama jabar kanam gi dafa mel nii wax kanam gi dafa yaatu sa moromu góor yi naan la man de sama soxna parfois parce que foofu la adduna bi toll léegi ñëwaguma ci ñun jigéen yi bu pire bi la ñuy def léegi yow bu dee da nga tombé maa ngi ci remarque dans un couple ci góor bu naan la man de pourtant sama jabar dafa am lu muy utiliser loo xamante ni mën nga dem influencer ta femme à utiliser des produits alors que peut-être bëggu ko woon et vice versa da ngay nekk ak sa borom kër musul xam produit yooyu leen lan lay nuru mu nekk góor nga ko koy utiliser loo mu xam ne bànneexu bakkenam moo ci ne mu nekk ci xamoo ci effet indésirable yi moom tamit xamoo ko ba ngeen xëy yéen ñaar ngeen